gan gi ëttub waxtaan ci rajo Sénégal. fukki fan ak juróom yu ne di tombeek dibeer gan gi jàkkaarloog Cheikh Diop di faram fàcce xew-xewi jamono muy politique koom-koom wala bokk dundinu askan wi sunu gan gi di joxe gis-gisam. gan gi di émission bu Cheikh Diop di amal. dalee nag jàmm ci rajo Sénégal gan gi dellu si ci studio RTS fii ci Triangle Sud tey nag ñu am mbégte dalal Serigne Babou président bu Jamaatu Ibadou Rahmane sëñ bi ñu lay tuddee toujours Amir alors Amir mooy lan boo nuyoo suñu auditeurs yi ba pare. bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waaw ñu ngi nuyu mbokki auditeurs yi ñuy déglu yëpp ci rajo Sénégal di nuyu sunu mbokkum Cheikh Diop mi ñu dalal tey Amir baat bi mooy buñ ko simplifier rek ki nga xam ne moo jiite di ordre yi nga xam ne moom la ñu war a appliquer. moom lañ teg ci loxoom mu di ko distribuer ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a exécuter. mooy président. waaw mooy koo xam ne kii mais nag baat bi xëy na particularité bi mu am mooy daf ko jox pouvoir moom mooy joxe ndigal ñu soog a sañ a def. waaw kon loolu la baat bi ñu mbooloo mi tànn jàpp ko ba mu juddoog léegi ki koy jiite Amir lañ koy tuddee. ok nga jiite Jamaatu Ibadou Rahmane du lu bari luñ leen di dégg ci média. ñun ñoo leen dul woo wala yéen a bëggul a leen. ñun xëy na bu ma présenté Ibadou Rahmane tuuti. waaw loolu dana doon tontu ci laaj bi nga laaj. Ibadou Rahmane mbooloo moo xam ne ni ñaari sas yu fés yu mag ba mu juddoo moom la jàpp ne mooy sas yoo xam ne ci toolu lislaam bi daf ca war a taxaw béy ko. muy lan. sas wu jëkki moom mooy nit ki yàlla da koo terale li mu bëgg ci kaw suuf moom la sant mu defal ko ko yàlla am na yeneen mbindeef yu ëpp doole fuuf nit surtout lu demee ni malaaka waaye nit la doyloo pour def ko responsable ci kaw suuf alors ñu ne comme yàlla santaane te baatu Ibadou Rahmane ibaad boobu maanaam mbooloo la maanaam pluriel la ci abid arab day wax abd moom la olof yi wax jaamu yàlla kooku pluriel mooy abid mais Ibadou plurielu abid la mooy jaam boobu nangu ne jaamu yàlla la nekk ci di ko appliquer ñi mel noonu yàlla wax ci alquran melokaan yi ñu am wala jikko yi ñu war a am yoo xam ne bu ñu ko amee moom li mu bëggoon ci ñoom def nañ ko kon Ibadou Rahmane boobu ñoom bi ñu tasee tur wi ci boppam sax li ko jur dañoo sant ñi ko bëggoon a créer yëpp kenn ku nekk na dem jàpp julli ñaar ràkk ñaan boromam may ko tur woo xam ne day dajale jullit yi mais du leen tàqale parce que su si dajale moo jur mbooloo mi loolu feeñ na ci ba ñuy laata créer mbooloo mi dañoo defoon ay délégation dem ci këru diine yëpp seeti kilifa yi ci Sénégal waaw man la yàlla defoon ma jiite délégation bi doon dem Touba sëñ Abdou Lahad maa ngi ko fekk Touba Belel ba ma waxee ak moom ba pare seeni taalibe lañu seen taalibe yooyu lislaam ñor leen ba ñu xirtal nu ci jàng diine yàlla may ñu xéewalu diine de biñ ko ba la ñu jàngee ñu gëm ne dañoo amal njukkal diine ci. waaw création boobu 1978 la woon. 78 la woon. alors sëñ Abdoulaye keroog bi ñu toogee bi ma ko waxee ba pare. dafa dugal loxoom ci poosam. génn xaalis
tàllal ma ko kon mën nañu wax jamaat ba muy laata juddu ki ci jëkk a dugal xaalisam mooy sëñ Abdou Lahad xalif général des Mourides. waaw li ñu ko waxoon mooy ñun ay ndaw lañ yoo xam ne yàlla may nañu xam-xamu tuuti ci lislaam ñu bëgg a nekk seeni soldaar nekk ci suuf parce que bari na fu ñuy laale lislaam ñu koy wax yéen ay kilifa yi du ngeen fa àgg kon dañoo war a am ndaw yu mel ni ñun nga xam ne fépp ñu nga fa lislaam fenn fu ñu domaine bu nekk lu ñu fa soxla ñu mën ko àgge joxante gi yéen loxo. waaw mais buñ nee Ibadou Rahman. dafay indi benn confusion bu mag a mag a mag. est-ce que yéen conscient ngeen ci tur bi ngeen tànn. confusion bu mel nag. waaw confusion parce que bu nit muuroo ñu ne Ibadou la. su nit defee benn affaire. ñu ne jàkkay Ibadou la. alors que yéen Ibadou Rahman ngeen tudd. loolu. lu mat a leeral la wax nañ ko ci plateau yu bari. waaye nag xëy na am na journaliste wala am na. ay média yoo xam ne ñoom dañoo préférer garder tur yi noonu. seen droit la. waaw seen liberté. mais confusion boobu arrangé wu leen. non non ci lay ñëw nii. waaw confusion bi. c'est-à-dire ñun dañoo jàpp ne Ibadou jamaatu Ibadou Rahman mooy suñu tur bu officiel. tant que binduñu wala ñu wax ne jamaatu Ibadou Rahman pour ñun. ki ñu wax Ibadou mooy li ma doon firi léegi. waaw ab jaamu yàlla la. waaw terme bu yaatu la waaw terme bu yaatu la. nit ñi dañ koy wax xaj na nag intention ka koy wax. ñun dañ koy yéene mu am intention bu rafet ba am ci tiyaaba ndax bu amee safaan ba borom lu ko si xel si ko ñun. ñun dañoo fas yéene. ci espace bu Sénégal bii ñuy créer confusion yooyu. ñun ñu am comportement boo xam ne. kenn ku dégg loolu gis ñu jëf dina xam ne ñii bokkul ak li ñu doon dégg. waaw te bu Ibadou defee dara bu mu jóge ci yéen. li nga fi dégg gum yëpp ñu di ko wax di tudd Ibadou. muy lu nit mën a ñaawlu te nekk ci dëgg. amu ci benn bu ñu mës a def enquête fekk ku bokk ci ñun officiellement yore sunu carte. bokk ci ñooñu mosul a nekk. waaw seeni membre ñan lañu. sunuy membre mooy ñi nangoo ànd ak ñun ci lii mbooloo mi tëral. moo tàmbali woon ko doon ko wax mooy dañoo bëgg a defar sunu diggante ak sunu borom dañoo bëgg noonu yàlla tudde nit ku baax baatu baax boobu ñuy wax ci arab li muy tekk mooy kii apte mën a représenter yàlla man koo defal li muy santaane pour nit ki apte nag dafa am jaamu yàlla yu ko yàlla sant ak jikko yu mu war a am kon pas-pasu nangul yàlla di ko jaamu lu mu la def lu mu la sant nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko daf lay yóbbu ci nga am jikko yoo xam ne ndap lu set ngay doon bu ko defee valeur bi yàlla di sottil boroom ndab yu set yooyu parce que ndabu yàlla ci kaw suuf Ali ibn Abi Talib dafa ne mooy xolu jaam yi ku fóot sa xol ba mu set yàlla yàqal la parce que sunu jigéen ñi amu ci kenn koo xam ne ki nga fonk góor gi nga fonk di nga ko yàqal ci ndab lu tiim kon yàlla itam li muy yàq muy ay gànjar ci ndab lu set la koy yàq kon sunu premier objectif mooy woowaa Sénégal pour ñu defar sunu réew nanu dellu ci sunu borom nangu mu defar ñu ba mu nangoo ànd ak ñun ci li ñu bëgg a defar ci réew mi mu dugal ci loxoom parce que li ñu jàpp ne moo yàq àddina bi yëpp du Sénégal rek. àddina bi yëpp. li ko yàq moo di yàlla bu ñu sañoon a wax loolu ingénieur bi créé engin bi. moo déterminé mode d'utilisation. waaw yàlla mi créé nit créé àddina bi moo déterminé mode d'utilisation mu am 3 lois. benn loi bu ñu tuddee la loi de la nature. moom mooy régir cosmos yi. weer yeeg jant beeg ni muy doxee distance yeeg volume beeg. exactement transaction am seen diggante. kenn du ko mooy parce que li ñuy ut ci àddina production bii nga xam ne moom technologique. bi ñuy jëfandikoo. xam loi yooyu respecté ko moo ko may nit moo tax avion di daw ci kaw. waaw deuxième loi bi mooy la loi biologique. moom la médecin yi jàng. science naturelle moom la ñu jàng. nii la yàlla bind nit bu ñu bëggee mu am wér nañu respecté loolu symbole bi ma ci joxe toujours mooy li ñu tuddee feebaru tension.
waaw parce que dafa am fu yàlla réguler maanaam tension wu nit ki. waaw fu muy bu ko ëppee ñu ne. waaw bu ko yéesee hypo. kon noonu yàlla réguler tension ci wàllu loi biologique nit. noonu la régler nature bi man univers bi ni muy doxee ci loi boo xam ne bi du ko mooy benn yoon sinon cataclysme moom mooy am àddina bi tukki. dafa am troisième loi nag foofu la coow li nekk. mooy ban. mooy la loi de relation entre homme ak homme. nit ak nit. waaw relation sociale àddina bi ni mu war a doxee. nit ñi dund fi ci jàmm. conserver ñaar yu fondamental yooyu yoo xam ne yàlla da koo may nit bu yàqoo nit ki yàqu na mooy sa liberté. et sa dignité moom la yàlla tuddee laqad karramna bani aadama doomu aadama la ko teral teraanga jooju société ak état dañoo war a liggéey pour conserver ko individu yi. mu am liberté pour mu mën a doon un responsable parce que qui libre n'est pas responsable. alors loolu dañu ne nañu ànd ñun peuple sénégalais ñi gëm yàlla ñu dellu ci sunu borom setal sunuy xol di fóot parce que julleeg yooyu yëpp yonent da koy misaale. benn dex guy daw ci sa buntu kër. ku ci sangu 5 fois par jour. ndax tër dina des sa yaram saaba yi ni ko déedéet mu ne julli noonu la mel. kon jaamu yàlla yi ñuy def pour setal sunu ndab la yàlla mën ñoo yàqal. ñu mérité représenter yàlla ci kaw suuf li mu santaane ñu mën koo def lu mu tere ñu mën koo bàyyi. waaw mais jamaatu Ibadu Rahman. est-ce que dafa bokk ci benn international wala yéen da ngeen incarner seen liberté fii ci plan national. ñun dafa bokk ci sunu point fondamentaux yi ñu bind ci sunu orientation. mooy dañoo jàllu ci suñu liberté. nanguñu individu nanguñu groupe nanguñu état muy aliéné suñu liberté parce que liberté moom la yàlla jëkk a wax ne nit ki bu ko ñàkkee du nit aw rab la. waaw mais kon léegi borom bi subhaanahu wa taala waaw ci aay bi ma wax. laa ikraaha fi diin. maa bind ñëpp lépp mën naa ko mais du ma forcer kenn bu nangu ñëwal ku nangul. bàyyi may naan nga libre. am na sax ñu ko gëmul. mu ko daf leen jox. liberté ñu bañ koo gëm ndax bëggoon a forcer ñëpp ñu gëm ko ñëpp dinañ ko gëm. kon ñun liberté boobu dañoo bind suñu orientation. ne du ñu nangul kenn mu aliéné ko parce que suñu borom la ñu gëm te kuy jaay force moom moo tiim ñëpp kon ci moom la ñu wéeru képp pare nañ nag pour négocier ak nit ki lépp lu baax. buñ ci d'accord ñu ànd ak yow. moo tax ba aayatu Ibadu Rahman aay yi wax Ibadu Rahman te ñu tànn ko def ko suñu programme de vie. qualité ba ci jëkk mooy yamsuuna alal ardi hawnan maam nit ñu modeste la ñu doon. du ñu teg seen bopp ci kaw nit ñi dañuy yemale seen bopp ak ñëpp. ki gën a tuut ñi dañuy jàpp ne ñoom seen morom la. kon qualité boobu buñ ko nit te itam bu am nit koo xam ne nitu ay la bu jublu see ci ñoom dañ naan suñu kuddu jàmm la ràcc. parce que moo tax même congrès bii ñuy bëgg a def nii. waaw dinañ ci dellu si. ci thème bi. loolu dañ ko cee dugal. bu ko defee liberté boobu buñ ko amee. di dellu ci sunu boroom am lu bunt yi yàlla ubbil ñu bunt yi di ñu sottil. parce que dafa bëgg ay acteurs am yu muy yebal ci jaamam yi nekk ci kaw suuf njabootam gi. pour que mu dee def parce que yàlla teraanga jooyu lay defal nit. moom mënoon na defal kenn ku nekk directement. yow bu la defee boroom kër li waa kër gi di jëriñoo yëpp mu di ko jaarale sa loxo mënoon na la def nga doon kenn ci surga yi. muy jaar ci loxo. kon teraanga jooju. ñun moo ñu doy sëkk. ak àjjana jëm jëg àllaxira. waaw su ma la laajee question boobu. waaw dama bëggoon insister ci financement yi tey kan mooy financer jamaatu Ibadu Rahman. Ibadu Rahman mooy financer boppam. Ibadu Rahman liberté moom dañ ciy jaloux def nañ fukki at. isaal ma leen nati sëñ Abdou Lahad. ba ma tàllalee xaalis bi damaa téye sama loxo parce que principe la buñ bu leen di doxal ci biir waaw boobu juddooguñu. ñun ñi ko doon kii. buñ doon def nga xam ne buñ defee waxtaan nit xolam tooy mu joxe xaalis dañuy koy saraxa ci kanamam. loolu lañ doon def moo tax bi ma sëñ Abdou Lahad tàllalee
ma téye sama loxo mu ne ma téyel li ñu jàngal kilifa moo wax téyel ordre la ma daal ko soog koo jël mais la ma jàngoon fële appliqué naa ko d'abord waaw avant bi mu waxee en tant que kilifa ma jël parce que loolu itam lañ ma jàngal alors kon ñun dañuy yëg ne dañuy jaamu yàlla ci sunu doole di jaamu yàlla ci sunu alal di jaamu yàlla ci sunu temps 40 ans man depuis 76 groupe boobu doon liggéey pour que Ibadou Rahmane ma bokk ci membre fondateur waaw je crois que taarix bi dinañ ci dellu si mooy bi ngeen fàqee ci union culturelle musulmane léegi ma ne loolu laa doon wax ne ñun noonu la ñu bëgg a tabaxee suñu bopp pour doon ay acteurs capables ci lii yàlla bëgg ñu defal ko ci société sénégalaise ñu mën koo def mais sunu champ de travail mooy société sénégalaise loolu moo tax sunu congrès bi ñu mujjoon def 10e congrès dañu déclaroon benn document bu ñu tuddee contrat de social avec le peuple sénégalais bu Ibadou Rahmane mu jël ci 3 engagements envers la société. mais Amir xam nga lu ma jaaxal. document yooyu kenn du ko gis. xanaa communication bi moo doxul. na communication dafay dox c'est-à-dire que ñun suñuy document dafa am document yu ñu war a jottali yooyu ñi koy jottali ñu ngi koy jottali. document yoo xam ne ñun suñuy référence la. pour que li ñu sasoo. parce que congrès ñooy sunu population buñ ko misaaleeg état. waaw ñoom ñoo am souveraineté ci moment de congrès la ñuy décider. ci lan li ñu bëgg a def. ñuy ci la ñuy décider itam ñi ñuy sant ñu appliquer loolu. waaw est-ce que jamaatu Ibadou Rahmane suñ ko tuddee tey. mun nañ ko méngale ak islamisme. est-ce que mun nañ ko méngale ak radicalisme est-ce que mun nañ ko méngale ak djihadisme. déedéet Ibadou Rahmane. taxi yi ma lay wax. lii occasion waxuma Ibadou Rahmane terme générique bi de. non sa kuréel. jamaatu Ibadou Rahmane waaw jamaatu Ibadou Rahmane bu Sénégal bii ma jiite. waaw moom la lay wax. ne lim bind ci orientation. mooy réforme lay def xam nga réforme dafa wuuteeg révolution. waaw benn. réforme boobu itam mu ngi koy defee. ci méthodologie convaincre parce que bu yàlla ne du ma imposer kon diine ji. te moo diine jee ko gënal. li muy jàngale ku ko gëm. mooy dara waru ko imposer kan kon loolu lañ bind suñu orientation. waaw kon sori na maanaam terme yi ma wax dama koy leeral ñëw. c'est-à-dire que ñun dañuy jéem a convaincre nit ki ci ay arguments intellectuels ba li ñu ko wax mu d'accord ci dañoo bind itam ne dañoo bannir la violence terme noonu lañ ko bind suñu orientation kenn du ko def ku bokk ci ñun duñ ko seetaan nga di ko def parce que. islam baat bi ci boppam jàmm la. sunu congrès bi. loolu lañ tudd thème bi. waaw pour dañu wax ne encore plus de spiritualité. pour la paix et le développement. kon devenir Sénégal bi ñu bëgg dañoo jàpp ne ñaari instruments yooyu. fexe ba ñëpp am jàmm tal ko. mooy indi développement bi. ñun ñu àndandoo di def li ñu mën a def ndànk-ndànk loolu moo ñuy yóbbu fi ñu jëm. waaw mais. ñi mën a liggéey lu ñu bari bu jàmm amul. kenn talat. voilà ñu xuus ci 11e congrès bi. ngeen koy def week-end bi di ñëw. alors congrès bi. lu mu 14 15 voilà lu mu représenté ci kuréel bi. congrès bi moom benn tournant bu rëy la parce que jamaatu Ibadou Rahmane bi mu dundee ba am 30 ans dañoo décider jox ay spécialistes. de planification. ñu étudier ñu viwu jamaat bi. li ngeen jot a def. ñu def 30 ans yi. waaw ci 30 ans yi. ñu tëral seeni document nga xam ne force yi nekk ci Sénégal yëpp ak ñi nga fiy dégg ñu wax yëpp. jamaa bi ci boppam dugg nañ ci biir responsable yi membres yi ñi nga xam ne dañoo contre mbooloo mi démb ñu dañ dégg dem nañ ci ñoom. waaw kenn ku ne enquête yooyu yëpp lañ dajale def. pendant 8 mois. ban résultat ngeen ci am. résultat bi moo jur réforme bi ñu adopté. ci 10e congrès en 2012. muy ban. réforme bi. moo di li ci gën a fondamental moo di xam nga ne l'islam benn religion la bu global. boo xam ne àddina ak àllaxira lay gérer.
bokk na ci lu fondamental lu ñu fa décider mooy dañu distinguer travail prédication daawa ak action politique maanaam Jamaatu Ibaadu Rahmaan en tant que mouvement léegi daawa lay def. bu ma prédication lay def prédication bu ma taxawee di wax man en tant que amiru jamaa bi. bépp Sénégalais musulman. war na la mën a déglu war na ma mën a déglu li may wax mu mën koo jël mais bu ma bokkee ci parti mu bokk ci beneen parti bu may wax du ma déglu te l'islam bi may wax ñoo ko bokk moo tax. mais loolu dañoo décider. dañoo décider mu jeex. action politique bi. non maanaam bul fàtte ne. 2012. 3 jours avant 25 mars. bi ñu doon def élection yi lañ doon signé protocole ak président Macky fële ci suñu siège à Thiès. waaw loolu dinaa ci dellu si. parce que Macky Sall seet si woon na wax ne loolu. ñun dañ daan seet ñu jàppale pour li ñu jàpp ne baax na pour Sénégal ki ñu jàpp ne candidat bi ñu gën a yaakaar ne moom. foofu la jëm moom lañu kii parce que mosuñoo nangoo ànd kenn lu dul da ñoo yónnee yow li nga bëggal Sénégal ëllëg ñu étudier ko boole kook ñeneen ñu jox parce que six partis ñoo ñu yónnee woon. seen programme ñu étudier yëpp. ngeen jàpp ci Macky Sall bi ñu ñi commission bi doon liggéey. ci vote lañ def vote secret. hôtel candidat yëpp yàlla def Macky moo amoon majorité ci vote boobu. ci vote mais dafa am lu ñu seq ak moom ba tax ñu ànd ak moom ñun li ñuy def dañ koy teg ci démocratie. ñun dañoo jàpp ne bu ñu duggoon ak parti politique yi fi nekk. waaw yéen a gën a démocratique. ñu xam ni ñuy doxalee. waaw parce que démocratie boo xam ne da nga ciy xool li yàlla santaan ak li mu tere. bokk la koo xam ne kii li nga bëgg naka ngay def ba jot ko moom rek moo la intéressé. kon ñun dañoo bokk ci li ñu bëgg ne dañ ciy participer ci defar Sénégal jàngal waa Sénégal lan mooy démocratie. mais Amir loolu prédication la mais action politique la aussi n'est-ce pas. non c'est-à-dire dafa am ñaar ñu bokkul. waaw dafa am lu ñuy tuddee. ci l'islam loolu ñu ngeen di tuddee ci français la chose publique. waaw ñu di ko tuddee ash-sha'nul aam. maanaam prédication daf ci am sur le plan planification stratégique. idée bu mu ci am mais du wàcc ba ci suuf fañ koy appliquer. parce que ci mbirum àddina la. te mooy defar dundu doomu aadama yi te yàlla da cee wax fi mu nekk asaka bi ñu génne. asaka ci am nañu juróomi besoins yu ñu tuddee besoins fondamentaux ci l'islam ci fiqh yoo xam ne ku amul lu la koy fajal waruloo génne asaka juróom yooyu li ngay lekk ak li ngay naan benn bi la benn bi fi ngay dëkk kër maanaam toit bu la mën a abriter. waaw boo moomal sa bopp. benn boo feebaree looy fajoo. looy sol ba suturaaw sa yaram juróomeel bi mooy fan ngay jàngi ba génn ci réer. bañ a bokk ci nit ñu réer yi kon juróom yooyu ay soxlay doomu aadama la boo demee même Nations Unies. ci seen règle yi yooyu ci besoin yi règle ni la. yàlla ne ki ma nekkal ci kaw suuf di def prédication moom laa sas loolu mu travail ci pour que ki ko war a jot ko moo tax ñu sant ko mu génne asaka. julli gi gën a rëy ci l'islam moom la ñu lëkkaleeg asaka fu ko yàlla tudd ci alquran asaka la ci def aqaamu sala wa atu zakat la ciy teg kon maanaam politique ci l'islam ñun duñu wàcc sur le terrain di ko def comme ay politiciens. waaw waaye am nañ ci xalaat pour que mu jub jëriñ nit bañ a doon loo xam ne dañuy nax nit ki rek ba mu ñëw wuy si waaye kiy jëriñu mooy ki jiitu. mais ci prisme religion lañ koy xoolee. non c'est-à-dire prisme teraanga ji yàlla bëggal nit tudd ko wala xat karam naa bani aadama. lépp lu koy servir ñun ci wàllu prédication dañ cee war a yëngatu pour mu jot ko. mais duñ ko def ci cadre wala étiquette politique waaye nit ki bu fekkoon ne tey yaa ngi gis muy lab fii nga mën ko soyoloo ko buñ demee ci tribunal islam dañ lay condamné. waaw bu fekkee ne dafa xiif nga am loo ko jox mu lekk joxaloo ko loolu tax l'islam même gan gi ñëw sa kër 3 jours yi mu fiy def obligation la li nga ko war a def l'islam moo ko dogal. moo ko moom par force. donc kon maanaam li ñuy defal nit ñi ci àddina bi
yooyu mooy yàlla santaane pour ñu jaamoo ko pour mën a doon nit ku ko jege donc moo tax ñun engagement yooyu ma doon wax pour le Sénégal dañoo jàpp ne il faut que force vive yi nekk ci réew mi ñun ak ñoom ñu jàpp ne ñooy doomu Sénégal dañoo war a joxante loxo amul kenn ku ci mën a wéet mën a yore Sénégal defal ko lim ko bëgg même politiciens yi sax nangu nañu tey loolu amuloon ci temps Senghor mais nangu nañu tey ne amul benn parti bu mën a wéet yore Sénégal foog nga def coalition loolu benn vérité la boo xam ne yàlla ba mu ñu ko waxee du yàq la taawanu alal birri wa taqwa lu baax li yàlla bëgg ci kaw suuf nit am ko pour am teraangaam da ngeen ciy dimbalante pour la complémentarité mottalante am parce que kenn ku nekk ci ñun da nga motadi am na foo mote am na foo motadi sa morom mote feneen motadi feneen kon dajale leen li ngeen amee muy lu baax pour que li penc mi soxla waaw li askan mi soxla mu mën ko am mu yemb amul kenn ku mën a wéet jox ko li mu soxla exactement 78 2016 mu nekk presque 40 ans jamaa bi existé tey bu ma la laajoon yan tomb yu am solo nga gën a jàpp ci doxu jamaa bi muy lan bi ci jëkk mooy li nga doon wax léegi mooy lan lu ñu yëkkati mu jëm ci lislaam ñu ne ibaadu loolu benn marque déjà la waaw am ngeen tur bu ne empreinte jamaatu Ibaadu Rahmaan ci wàllu lislaam ci société bi waaw benn la ci force vive yi ak si masse waaw beneen bi ci des amuñu ñun li ñu doon jëkkee amuñu benn noon ci Sénégal ñëpp seen xarit lañu maanaam ku ñuy noono yaa wéet di ñu noono mais ñun ñëpp xarit lañ leen jàppe parce que li ñu jàng ci lislaam mooy fraternité yàlla da ko def ñaar amul nit bu am ci kaw suuf boo xam ne bii am na nit koo xam ne kii du sa frère waaw am na fraternité religieuse ñoo bokk diine moo gën a dëgër moo gën a kii ci yàlla mais am na fraternité humaine moo tax olof doomu aadama lay wax waaw doomu aadama lay wax kon yàlla kenn la bind muy maam aadama ñeneen ñëpp ci moom lañ jóge kon ñun dañoo jàpp ne le citoyen sénégalais ak ku man di doon c'est notre frère loolu moom lañ bind suñu orientation jullit yi dañoo wax ne képp kuy jublu penku suñu frère nga même boo amoon sàggante di naan sàngara di fanaan ci territoire yi ñun Ibaadu Rahmaan dañuy wax ne suñu liggéey moo yokk parce que suñu mbokk moo feebar kon loolu dafa feeñ ci sunu tàmbali juddu boobu fi mu nekk seetal centre yi Ibaadu Rahmaan am ci Sénégal bari na boo demee Sébikotane bu rëy boobu an nuur nekk fa centre El Hadj Malick la tudd keroog bañ koy inauguré El Hadj Abdou Dabaax moo koy jiite ak njabootam def ko beneen bi te Thiès muy centre Bilal waaw muy seen siège waaw muy suñu siège mais centre El Hadj Cheikh Omar Foutiyou Tall ngeen ko tuddee déedéet beneen bi mooy booy entrée bi ci tolloog garage bi waaw centre bi nekk foofu waaw mooy bu Cheikh Omar Foutiyou Tall mooy bu sonn boo fi jógee dem fële Louga suñu centre bañ fa am centre Cheikh Ahmadou Bamba la tudd ba ñuy inauguré suñu dispensaire dafa am sëñ Saliou Mbacké rahmatullah ali moo ne nañ ko bàyyi lañ fay dépensé ci añ bi moo ko joxe ba pare nag bu ngeen tàmbalee tabax centre bi yëgal leen ma ko ma def ci sama loxo mais kon yéen finalement centre suñu centre ca Kaolack Maba Jaxu Ba la tudd suñu centre ca Mbuur bàyyu Mansour Baro lañ ko tudde suñu centre ca Ziguinchor Thierno Mar Sassoum lañ ko tudde ñun dañoo jàpp ne magu démb ñi am na ñooy dàtt bi waaw ñun dañoo ñëw doon ay car yuy feeñ pour mottali li ñu doon def su islam tolloo fii ñoom la dañoo aussi ñëw pour sof ci liñ fi fekk mais ñu bëri jàppoon ne Ibaadu Rahmaan ñëwuñu pour sos dañu sori confrérie est-ce que loolu dëgg la non au contraire ñun li ma la wax ni waaw màggal gii mujj rek màggal gii mujj plateau bi nga xam ne moom la ñuy organiser ci màggal gi man ñi nga xam ne ñoo doon
yore waxtaan panélistes yi ñu ko doon organiser ci nga bokkoon ñun ñett man lañ jëkk yóbbu man maa fa jëkk intervenir ñeneen ñi doon intervenir dañoo intervenir di fa jóge mais dañ ma fa toog la ba mu pare loolu chaque année sunu sa antenne médicale mu nga Touba mu nga Tivaouane waaw mu nga Ndiassane daaw sax dem nañu Porokhane donc kon ñun dañoo jàpp ne ay jullit ay doomu aadama ñoo fay tase di feebar ku feebar nga faj ko yàlla bind la tiyaaba même bu doon ab yéefar di sab noonu boo ko fajeel feebar ba parce que yàlla ku feebar dafa bëgg ñu faj ko. voilà léegi xam nga dama lire benn note. bu Moussa Fall bind. waaw islamologue bokk ci yéen. je crois que léegi mi ngi ci ambassade du Sénégal ca Iran. mu ne mouvement bi. dafa toll ci léthargie. maanaam am na loo xam ne lu bari wàññeeku na ci. lu tax loolu. moom moo sori mbooloo mi. déconnecté tuuti. loolu moom moo tax mu wax loolu waaye ñun ñu nekk ci mbooloo mi di ko dund. au contraire dynamisme mbooloo mi dund léegi daanaka mën nga wax ne amul benn parce que fi mu nekk. li ñu gën a gëm ñun muy instrument yi ñuy may ñu dugg ci population bi. ba man leen convaincre ci ay acte ak i fait yu concret yi ñu gis léegi la ñu gën a am instrument yooyu. moo di dañuy créer ay institutions spécialisées yoo xam ne fi mu nekk domaine santé am nañu benn conseil d'administration boo xam ne moo ko jël en charge pour di ut agrément. di war a jox ay rapport ministère de la santé di rivaliser ak yeneen institutions yi nekk sur le terrain. pour dugal l'alternative islamique ci liggéey bi muy def pour wane bu doon l'islam lii la man nii lay doxalee. noonu la ñu def ci yëpp école yi suñu école yi loolu lañu ko créer fi mu nekk. am nañ benn conseil d'administration boo xam ne mooy jël mbiru école yi ak mbiru université yi. fi mu nekk créé nañu mouvement de jeunes boo xam ne suñu regroupement jeunesse yi amoon yëpp ci lañ ci dajale. moom moo war a jël secteur jeunesse wàcc fekki jeunesse yi wan leen ne mën naa doon jeune gëm yàlla ba pare lii réew mi def ma gën la koo mën a def. suñu jigéen ñi dañ leen organiser pour jox leen secteur femme ak enfance. ñoom ñu war a wàcc foofu jëflante kook ñeneen ñi nga xam ne beneen idéologie am pour won leen ne bu ñu wàccee ci terrain bi waa réew mi dinañ gëm ne maa gën ci ñoom ci yow. ñun boobu défi moom la ñu lancé léegi di yebal nag suñuy nit pour que kenn ku wàcc na nga prouver li nga doon wax démb ak barki démb ci say discours bu fekkee ne dëgg la na ko waa Sénégal gis. waaw sur les grandes questions comme la laïcité. jamaa bi ñoom lan lañ ci xalaat. jamaa bi waxuma dañ ci xalaat mais dañ ci liggéey xam nga ne ñun. ci partie prenante assise nationale lañ bokk. waaw ci ngeen bokk. assise nationale assise nationale. waaw assise nationale yooyu. président Mokhtar Mbow mën naa am muy dégg. daf ñu dajaloon ak ténor yi nga xam ne ñoo doon défendre loolu. parce que dañ cee joxoon suñu avis. benn étude bu ñu def dañoo wër àddina bi fu ñuy appliquer laïcité ñu wax leen histoire na mu fa duggi ak ni mu wuuteeg bi ñu appliquer fii. bu Sénégal. waaw parce que laïcité li ko taxoon a jóg mooy état bi nga xam ne ñëpp la fi nekkal. mu nekk ci diggante ñëpp bañ a farak kenn. bañ a boddi kenn ku ci nekk li nga am àq mu di la ko jox. loolu mooy laïcité. loolu mooy laïcité ña ko sosoon. waaw ña ko définir bañ koy définir pour nit ñi accepter ko. loolu la ñuy wax. document boobu xaj na dinañ ko mës a génne waa Sénégal yëpp gis ko. en tout cas. mais ci tënk yéen kilifa yi nekk moom ci tënk yéen lan mooy ci seen gis-gis. sunu gis-gis. moom mooy. li ma waxoon léegi bi ma lay tontu. addina bi yàlla ko réglé. tëralal ko loi bu mu war a dox mu normal nit ñi am jàmm. ku weddi loolu itam da ngay gis toujours conséquences kon laïcité buy tere ku gëm diine di wax ci la chose publique laïcité bu dëppoowul ak ba mu juddoo ni mu tuddoon. bu fekkoon ne laïcité dafa bàyyi ñëpp majorité bi ni ñu faral bàyyi leen ñu àtte. boobaa laïcité boobu nit mën ni koo nangu. jàpp ne moom dafa ñëw pour bàyyi kenn ku ci nekk kenn bañ a imposer sa morom dara. waaye
laïcité boo xam ne dafa am fu mu far am ñu mu ne duñu bokk loolu du laïcité. c'est ça léegi tey jamaatu Ibaadu Rahmaan xam nga sànq ci biir waxtaan bi ci ndorteel bi doon nga ko wax. waaw ci élection présidentielle yi Macky Sall ngeen jàppale woon. waaw parce que ñi nekkoon ci seen biir du kuréel. Macky lañ jàppale woon. kan ngeen jàppale non boobu la moom ci boppam baat bii nga wax loolu lañ ko wax maanaam ñëwuñu pour jàppale ba ñu toogee moom loolu lañ ko wax. kan ngeen jàppale. déglu ma lay tontu. waaw. dañ ko wax ne que ñun. sa politique. non sa programme. déedéet dañ ko wax ne que ñun. dañoo liir li nga wax ne moom nga bëgg a defal Sénégal. bërki démb sa parti defagul congrès constitutif ñun ñu ngi fi presque 30 ans. bi ñu xoolee li nga xam ne moom la ñu mës a gëm di ko def ñu gis ne programme yi ñu joxoon waxuñu ne li ñu bëgg yaa ngi koy def de. programme yi ñi ñu joxoon bëgg ñu jàppale leen yow yaa gën a jege li ñuy def. waaw ci évaluation bi lan la joxe. moom laa lay wax ma ne kon. ñun suñu programme la ñu gis ne am na kenn koo xam ne li mu wax bu ko defee. la ñu bëggaloon Sénégal yi dina yokk. waaw léegi Amir tontu ma. waaw ci doxalin bi 2012 ak tey programme boobu ñu leen joxoon noo leen ko xayma est-ce que tey li nekkoon ci programme bi mu ngi ci jëf ji. programme ñun sunu xayma. ñu ngi koy defee ci sunu congrès. xam nga man. d'accord waaw parce que du mbooloo mi moom mooy xayma. mbooloo mi moo signé woon ak moom xëy na man en tant que personne morale. maa jëmmaloon loolu. mais am nga ci sa xalaat. mbooloo mi moo am loolu moom laa lay wax. sama xalaat moom mooy. li mbooloo mi xalaat parce que man mbooloo mi ma yërif. waaw parce que mbooloo mi tànn. ma sant ma nekk ci service am. ñoom ñooy tase wax seen xalaat ci président li muy def ñun mën nañ laa wax mbooloom bi mu ñu yebalee li ñu ko waxoon parce que loolu ñu bëgg Sénégal bi di ko dégg mooy jàppal ne. yàlla moo la fal parce que yàlla mooy fale. mu ngi ko jaarale nag dugal ci xolu Sénégal yi ba majorité ànd ak yow waaye jàppal ne yàlla moo la fal parce que moo wax ne. yow da nga war a falu. dafa bëgg période bi yow yaa war a falu. loolu dañoo bëgg nga di ko bàyyi xel ci li ngay def yëpp ne yàlla la fal jaarale ko ci Sénégal yi. benn deuxième bi dañ ko wax ne ñun li ñu yàlla jàngal mooy ki jiitu chance bi mu am pour li mu bëgg yëpp mu réussir mooy mu seet ñi dëggu ci société bi mu def leen xarit seetal Sénégal yi nga xam ne ñooy nit ñu dëggu ñi nga def leen xarit troisième conseil bi ñu ko yóbbale bi ñu demee di ko félicité mooy loi Sénégal li ñu tëral ne kenn waru koo def bu ko sa soxna defal wala sa doom wala sa rak wala sa frère na waa Sénégal yëpp gis ne teg nga ko la Sénégal santaanoon ñu teg ko. teg nga ko ci yoon. teg nga ko ci yoon. kon ñun lii la ñu dénk suñu candidat. d'accord duñu jàppaloon. mais boobaag léegi Amir. waaw moom laa la wax ne. gise ngeen ak moom. gise nañu ak moom. gise nañu ak moom. waaw waaye dama lay wax ne. ñun évaluation ñu ngi koy defee suñu congrès parce que mooy tribune bi gën a rëy. bu ñu defee suñu suura. pour évaluer suñu liggéey. mais il paraît que yéen rek yéen a yëkkati woon contribution financière jox candidat Macky Sall dëgg la. ku la wax loolu. dañ ma ko wax. kooku moom mën nañ ko laaj keneen mais man en tant que Amir. awma droit. wax ci loolu. parti yu bëri nag dañuy xaar Macky jox leen mais yéen da ngeen a jël jox ko. waaw ñun par principe. loolu la ñu gëm. président du président. du keneen ku ñu soxla ci moom pour Ibaadu Rahmaan même bu ñu laajoon dara président wala benn politicien ak ku man di doon pour delloo ko ci population sénégalaise mais du pour ñun duñ jël dara ñun dañoo bëgg jël suñu xaalis bu tuuti bi bu néew bi mais xam nañ fi ñu jaar ba am ko bu sell la yàlla moom la ñu wax lu sell loolu ngeen di dugal ci laa leen di dugal ci parce que yàlla nee na lu sobe kenn du ko ute lu sell ku bëgg lu sell da ngay utiliser lu sell moo tax ñun dàquma principe bi ñun ñu jox ko xaalis parce que loolu symbole la pour ñun pour won ko ne ko bëgguñu laa dimbale rek ci wax bëgguñu laa dimbale ci woteel la mais même xaalis bu la jàppale pour nga defal Sénégal li mu war a def buñ ko amee pare nañ pour def ko moom lan la leen defalagul moom Macky Sall waaye ñun loolu laay wax ne du ñun sunu
suñu option. D'accord. ba ñu toogee moom li mu ko jëkk a wax loolu laa la wax ne ñun ñëw ñu pour lu ñuy sàkku ci yow. waaw ñun du ñu sàkku. du ñu tàll loxo defal ñu nangam. parce que Sénégal la ñu jóg ne nañ ko defar ku bëgg ñëwal ñu ànd ñu defar ko bu ñu àndee nag ne la lii Sénégal da koo soxla nga ne dinaa ci def alhamdulilah. ok parce que dañuy créer benn école. pour yeewaa Sénégal yi yar leen ñu am jikkoy ñeenti jikko yooyu ñu lislaam di sant. ñuy dimbali muy ragal yàlla maanaam ragal la def. lu loi tere. parce que jullit nitu texte la. parce que léppam ci texte la jaar. muy alquran lu loi tere doo ko def lu loi santaane te nga mën ko doo ko sàggane loolu jikko la joo xam dañ ciy yar sunu mbooloo engagement yi ma leen doon wax ne moom lañ jël ak ci contrat social boobu ak peuple sénégalais. boobu lañ jël dinañ leen yaral ñi nangoo bokk si ci ñun ba bu ñu newoon tey ñëpp mel nañ ñooñu Ibaadu Rahmaan yar. ñu mën a wax ne tey mën nañoo toj kaso yi fi nekk parce que Sénégal du soxlaate ab kaso bu muy dugal nit. moo tax ñuy dem ci kaso yi ñun fi mu nekk ni boo seetoon ministre de l'intérieur ñi fi jaar yëpp pénitence yi ko yore Louga fenn foo tudd Sénégal. ñu ngay julli juma ci prison yi di éduquer ña fa nekk di participer ci état di éduquer ña fa nekk. pour que génn bu ñëw dañoo amoon programme boo xam ne bi ce sera ma dernière visite. ñu bëgg ministère de l'intérieur jàppale ñu pour que ñuy éduquer ñoom xam nañ fi ñu demee. am nañu ay imaamu juma yoo xam ne dañuy dem di jiite prisonniers yi juma. Tabaski dañ leen di yóbbul ay ndawal. weeru koor dañ leen defal iftar saïm. waaw mbuur gi li ma nekk chaque année ñu def ko fa. donc kon ñun dañoo bëgg mooy ñu am ku nangu ñu dem defal ko waa Sénégal. parce que ñun li ñuy ut ci yàlla tool bi ñu yàlla xàllal mooy Sénégal moo tax ñun Sénégal googu lañ jàpp ne defar nit ñi. ba ñu doon nit ay gor. ñuy sàmm seen ngor. yàlla bëgg leen di leen dimbale. loolu dafay yombal développement mu gën a gaaw waaye bu fekkee yàlla dafa mere Sénégal. mën na sax jubal ci ñun noonu boo xam ne mën na yàq li ñu defaroon yëpp comme ni nga gisee àddina bi ay réew yoo xam ne dañoo tabaxoon ba nga ni macha allah. gis nga tey. Syrie waaw ñu tojaat ko ba dafa rafetlu ko. kon jàmm joo ñuy wax ne wax ko ci suñu thème congrès bi li ñu tax a jóg ci 5 ans yii di ñëw ak Sénégalais bu ñu déggal ñu joxante loxo fexe ba ñëpp jàmmoo li ñu mën a ànd def ko ñu def ko li ñu mën a gul a ànd kenn ku nekk yaatal sa dënd sa morom nangul ni am na liberté gis dara gëm ko nga bañ koo gëm moom itam mu am dara bu ko defee bu ngeen continuer ci loolu di deflante ci li ngeen déggoo rek. yàlla mën naa may balaa yàgg li ngeen déggoowuloon ngeen déggu ci. waaw xam nga seen congrès bi. dafa agsi ci jamono joo xam ne ñu ngi waajal élection législative. waaw congrès bi dina ci wax ak ban position nga yaakaar ne moom lañ ci mën a am. congrès bi bu ci dee wax comité préparatoire bi koy def ak instance yi nga xam ne. ñoom ñoo yore organisation bi ak congressistes yi nga xam ne base bi ñoo leen di fal. ñoom ñoo am mandat ñoom ñu ngay étudier ñoom. waaw li ñuy défendre si ci congrès bi. congrès bi dina proposer moom projet global am foofu ci discussion boobu. foofu la ñuy xamee lan la ñuy proposer ak lan la ñuy dàq mais fi mu nekk moom mënuma wax dara loo xam ne ci turu congrès bi. dina am dinañ fa dem. voilà ñenn ñi jàpp ne. fi mu ne nii da ngaa egsi ci jamono joo xam ne da ngaa bëgg a dem noppalu ji ci jamaa bi dëgg la wala. man jamaa bi mënuma cee noppalu ko. parce que li ñu jàng ci diine mooy liggéey ci lislam amul retraite. mais candidat nga pour être pour jiitewaat. non jamaa bi amul candidat. ba mu juddoo ba tey candidat amu ci. lu tax dañuy tànn. waaw candidat amu ci dama yonent bi moo wax ne liggéey bii ñuy def ci lislaam ku ko sàkk ñu xañ la ko. mais nan lañ la tànnee. waaw nan lañ la tànnee d'abord. léegi pour wan la mooy démocratie bi ma doon wax ne moom lañ bëgg a partager ak suñu mbokk yi nekk Sénégal. c'est-à-dire ñun ñi nekk ci
mbooloo mi kenn ku ci nekk poste bii ñu bëgg a pourvoir la ñu wax kenn ku nekk xoolal ki nga jàpp ne moo fees sa bët ñu jox ñëpp papier kenn ku nekk proposé ki nga bëgg mu doon ko premier tri boobu. mën na am 100 personnes mën na am lu mën a am. moom la ñu yóbbu deuxième tri. yéen vraiment démocratie ngeen di doxal quoi. ba génnee. ki nga xam ne. waaw mooy le seul qui reste pour. jiite amee ki ñu jiite. waaw kon ñun dañoo am benn système électoral. exactement boo xam ne bi dañ ko yàgg liggéey. voilà léegi dama lay laaj ci yenn question d'actualité. ñu rapidement parce que waxtu waa ngi jàll. position bi Sénégal am ci Israël. mu jur Israël woo seen ambassadeur. yéen waa jamaa bi rafetlu ngeen ko quand même position de principe la. bind nañ déclaration bi. génn agence presse bu Sénégal génn na ko. waaw APS. waaw APS génn na ko. ñun dañoo féliciter le gouvernement sénégalais. ci position bi. non seulement position bi. courage mais ndam boobu ko yàlla defal ba mu am résultat boobu. parce que Israël ko xam. tey jii rek benn journal bu Londres. mi ngi wax ci problème mu boobu Al Jazeera doon wane ci pouvoir bi Israël am ci biir politicien yu Angleterre yi. waaw ba nga xam ne adjoint wu ministre de l'intérieur bi. ministre de affaires étrangères. waa ji lam ca wax te Jazeera réussir ci enregistré loolu. mais Israël xam nga Israël ak Angleterre moom gis nga yëg nga seen histoire. xam naa tey bu ñu amee état presque mën nañu wax ne ci anglais yi la jógee. Angleterre ñoo joxoon promesse bi. waaw léegi damay wax ne rek dama bëgg a wax noonu. pouvoir bi Israël am ci monde occidental bu fekkee ne Sénégal. benn moog réew New bu Zealand ndaw réew tuuti ci àddina. yàlla jox ko ndam loolu. man damay ñaan yàlla na sunu président def lecture ñun biñ ci am mu di ko renvoyer ci lañ ko waxoon ne ko yàllaa la fal. li yàlla may Sénégal mu réussir ko noonu faw ñu bàyyi xel ci ne la tax ñu def ko. loolu dañ cee war a continuer. yàllaa tax. yàllaa tax yàlla jàppale bu yàlla bugguloon du sotti. c'est ça waaw. augmentation nombre députés yi ci assemblée nationale noo ko jàngatee. député ci réew yi ñun sunu gisin mooy peuple moo souverain. waaw peuple moo souverain. ñun dañu doon li ñuy pratiquer ñun bu ñu sañoon état loolu lay def dañoo bëggoon ñoom ñuy wàcc ay sondage ci population bi loolu ñu bëgg def ñu laaj leen ci seen xalaat ndax war nañoo yokk député yi yéen population yi ñu fi nekkal may région yi benn bu ci nekk nit ñi dase wax bu ñu demee ba jox leen seen avis loolu day may pouvoir bi ci kaw doole joo xam ne ji lii muy décider du moom mais population bi ko teg ci kaw ñoom ñoo bëgg lii waaye dafa am ay gouvernement yoo xam ne ñoom ñoo am seen intérêt yi bopp ñu bëgg a régler ci ni ñuy doxale bu ñu yéegee waxoon naa ko ba ñuy jub élection yi ca Walfadjri te Aïssata Sall doon ci revenir naan lii loolu Amir Babou waxoon dañu wax ne légitimer état ci l'islam dafa am ñeenti condition bu njëkk bi il faut que ñi ñu fal ñi leen fal leen librement amul benn forme contrainte amul benn forme itam dippeur yi nax leen ba ñu fal bu ñu xamoon li ñu leen naxee du ñu fale l'islam nee na bu loolu amul ci élection ki ñu fal première condition bi réussir na ko deuxième condition bi mooy ñooñu la fal kon ñoo am pouvoiru fal la ñu bëgg ba tax ñu fal la tënk ko ci constitution walla ci ay loi nga jël engagement wu doo ko jalgati benn yoon booy continuer bañ koo jalgati benn yoon sa pouvoir boobu nga yore bu légitime la yaa nekk ci kaw xam yu bari ay secret yoo xam ne ku newul ci kaw du ko xam man ngaa gis ne peuple bi gisuloon lii lu baax la ci moom nga bëgg ko bëggal
l'islam nee na delluwaat ci moom wax ko loolu ba mu d'accord ci ak yow parce que moom moo souverain boo ko bëggalee lu baax te moom bëgg ko amuloo droit imposer ko 4e bi mooy xaalis bi ñu la dénk pour nga liggéeyee ko benn dërëm bañ cee dem sa poste bu dul bu lew ñeenti conditions yooyu ku toog ci kaw am benn boo ci respecté pour l'islam yaa ngi jalgati réew mi yaa ngi lar askan bi. waaw dernière question d'actualité mooy parti socialiste fi mu toll tey. waaw. doy na waar. loo ko gisee yow. waaw c'est-à-dire li ma waxoon ci tàmbali. sunu mbokk ma fa nekk. Tanor ñoo bokk dëkk fële Petite Côte. Ngéeñeen nga la mu dëkk. sama xarit benn bakkan ci ak xaritam la. famem am na monsieur son grand frère Sala. sama xarit la. ñun bu ñu accéder ci ñoom ci durant élection yi programme loolu lañ leen di wax c'est-à-dire àddina mënuñu ko defar bëgg cee sampi loxo yàlla problème yi yëpp moo di loolu bu yàlla loxoom sempee ko li fiy des mooy la passion. La révélation mooy la seule force bi mën a dominer passion ba jaarloo ko ci raay bi du teggi raay bi. tey ci passion lañ toll. waaw kenn ku nekk sa bëgg-bëgg ngay xool. kenn ku nekk bëgg-bëgg yi comme dañoo wuute faw ñu fénqo ah l'islam nag li muy wax mooy kenn ku nekk man bu ma ko séexee maanaam kii Sall. Khalifa Sall. ak Tanor. ci l'islam bu doon àtt seen diggante Khalifa buy wax ak Tanor day seet droit yi Tanor am ci moom muy góorgóorlu pour dara bañ ci manqué du xool moom droit yu mu am ci Tanor. Tanor itam day xool Khalifa droit yi mu am ci moom parce que bu fekkee ne samay devoir laay jéem a xam pour def li ma war ci yow ngay xool say devoir def li la war ci man dañuy jàmmoo toujours dañuy ànd mais fekkee ne man damay jéem a calculer sama droit yi ma am ci yëpp yu gën a sew yëpp ma di ko def bu ko foqati ci yow ngay def noonu dañuy mbëkkante. voilà loolu moo fi nekk. Amir ñu ngi lay gërëm. Serigne Babou lañ doon dalal mooy président Jamaatu Ibadou Rahman jiite ko moom lañ doon dalal ci émission gan gi Maguette Gassama Modou Diop ñoo nekkoon ci xarala gi ñuy gërëm suñu xarit yi nekk ci CDM gan gi Cheikh Diop moo leen ko doon indil fii ci rajo Sénégal ñuy gërëm doyen Sakho ak Denaba Diouf ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu jot ci Amir Babou ñu ngi leen di gërëm ci émission gan gi ñaari ay bés dinañu dellu si